ñi baax na ci gune kër gi jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër tey nag demuñu chantier tey demuñu xool yi kon liggéey yi nga xamante ñu ngi koy amal ci laboratoire de sol yi wala laboratoire yi nga xamante ni waa école polytechnique ñu ngi koy rek daal di def mais tey dañoo tànn sekk waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy notaires yi. boo leen gisee ci nuyoo bi ngeen xam ne tey jii nag dañoo seet si ki nga xamante ni moom moo jiite chambre des notaires du Sénégal muy maître Aïssatou Sow Badiane maître maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Dieynaba di la gërëm ci invitation bi ñu invité pour participer ci sa émission bi. en tout cas merci ci disponibilité bi merci ci accueil bi comme nu ñu koy waxee rek vraiment ubbil nga ñu kër gi te Sénégal la ñuy wax jàmm ci la yëpp xaj li ñu dalalee neex na ñu bu baax a baax. alhamdulilah c'est avec plaisir que je vous reçois. en tout cas jàpp leen ne maître Aïssatou Sow Badiane dafa dugg ci histoire nu mu duggee ci histoire mooy c'est la première fois jigéen di jiite chambre des notaires fii ci Sénégal maître xanaa bañ la tabee ci bopp chambre des notaires mbégte nga am parce que jigéen ju njëkk bu nga xamante ni yow yaa nekk ci bopp chambre des commerces fii ci suñu réew ba ñu amee indépendance ba léegi. waaw loolu moom dëgg la c'est vrai que li ci gën a neex surtout moom mooy sa ay morom yoo xam ne nii ñoom ñoo la jël wóolu la ne dañ lay jiital donc vraiment mbégte laa ci am li ñuy wax fierté. mais également am naa ci également appréhension parce que tout simplement kóolute dafa diis may ñaan yàlla dimbale ma ba yan bi mu oyof ba li nga xam ne ni moom la sama père yi yaakaar ba fal ma à la tête de la chambre des notaires seen yaakaar du tas loolu daal laay ñaan yàlla dina la wuy si kon ci ñaan boobu moo fàttali ne le 28 avril bi ñu jàll la ñu amaloon assemblée générale u notaires yi ca la ñu tabb kon maître Aïssatou Sow mu jiite chambre des notaires fii ci Sénégal mu nekk jigéen ju njëkk kon bu toog kon ci jàll woowile tey nag comprendre ngeen émission bi naka rek lay nar a demee dañoo fas yéene daal di waxtaanee liggéeyu notaire nag maître Aïssatou Sow nekk na li nga xamante ni bëri ñu ngi wax mbirum notaire mais xamuñu réellement lan mooy liggéeyu notaire. dëgg la c'est vrai que métier bi du métier bu ñëpp miin parce que notaire li ñu ko gën a xamee moom mooy li ñuy ooyee discrétion parce que bu fekkee da nga yore métier boo xam ne nii ci benn côté dafa sensible da ngay gérer parfois ay problèmes yu douloureux mënuloo siiwal sa bopp mais nag jamono jii ñu toll dafa laaj ku ci nekk ca la nga nekk nga wane ko ba nit ñi mun koo comprendre ba li ngay wax léegi ne ñemewuñ ko que nit ñi mun ko ñeme. voilà te vraiment ci loolu la ñuy jéem nii. donc liggéeyu notaire wax nga ko mooy liggéey maanaam discrétion la liggéey bu metti la mais lan moo wundu seen métier. suñu métier li ko wundu moom mooy ne ni ma la ko mën a misaalee moom mooy ne état nguur gi dafa am benn wàll ci cëram bu mu jël dénkuñu ko. nit ñi parfois dañuy def confusion dañ naan profession libérale lañ mais ñun duñu profession libérale à 100% parce que nous sommes délégataires de la puissance publique moom mooy dafa am benn fànn boo xam ne dañ ñu koo dénk moom mooy wàllu authentification moom mooy nu ma ko mën a waxee ci olof mooy dëggal mooy yoon dëggal te booy dëggal da ngay dëggal ay diggante dëggal loo xam ne nii ay nit déggoo nañ ko yow nga mun koo tënk seede ne lii dëgg la donc suñu rôle bu njëkk moom mooy seede voilà parce que nit kuy jaayante nga may jaay sa kër may jënd sa kër man mi lay jaay mënuma laa defal kayit il faut ñu ànd ci nga xam ne nii moom la yoon teg pour muy def loolu muy notaire pour mu dëggal njaay mi ba yow li ngay jaay mu jar kiy jënd tamit li muy jënd mu jot ci. mais ñaata notaire ñoo nekk ci biir chambre bi. alors ci chambre des notaires actuellement am na 51 notaires waaw 51 notaires yoo xam ne ñi ngi ci seen charge ñoom ñoo ko yore ñoom la ko nguur gi jox ak ñoo xam ne nii dañoo booloo mooy comme man aw ma charge man dama am associé
voilà notaire associé la donc loolu mooy yoon yi nga xam ne nii noonu la ñuy exercer profession bi mën ngaa am nekk notaire yow kenn yore sa charge wala mu am benn charge boo xam ne plusieurs notaires ñoo fa nekk di fa liggéey. mais mbokk yi dañuy yegsi ci li nga xamante ni moom moo ñeel émission bi parce que bu ñu nee sama kër transaction la ci diggante jënd ak jaay ci wàllu immobilier wala jënd ak jaay ci wàllum suuf lañ ciy tudd liggéey notaire bari na mais tey dama bëggoon nga leeral suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan lan moom mooy njëriñu notaire ci biir transaction mu nekk une transaction immobilière ou foncière. voilà alors njëriñu notaire ci transaction lenn rek la moom mooy li ma wax sànq moom mooy yow nga fexe ba li ngay jënd nga jot ci parce que jaay kër du jaay portable dafa am processus par exemple bu ma jëlee sama portable di la ko jaay danga may jox sa xaalis ma jox la portable bi nga dem mais kër gi ci ay këyit la ñuy changer moomeel bi donc li ci ngi rôle notaire moom mooy bu ngeen waxtaanee ba d'accord li ngay jënd yow mu neex la nga am njëg bi nga ko jëndee nga d'accord ci ak borom kër gi ngeen ñëw ci notaire bi mooy génnee kër gi këyit bi ci turu ki mu nekk def ko yow ci sa tur ndegam loolu nag du lu simultané du instantané c'est-à-dire du ngeen ñëw rek signer acte de vente bi nii nga moom ko looloo tax na xel war a intervenir parce que diggante signer acte bi ak ba yow ba nga koy moom dina am benn délai boo xam ne nii am na ay risques yu bëri yoo xam ne nii daf ciy am ba nga xam ne li gën a wóor moom mooy da ngay ñëw sa notaire yow miy jënd nga jox ko sa xaalis notaire bi téye xaalis bi jël këyitu ki nga xam ne nii moo lay jaay këram mu jël këyit bi vérifier ko d'abord ndax kii ne moom kër gi est-ce que moom moo ko moom est-ce que kër gi mu lay jaay këyit gi wóor na est-ce que amul benn hypothèque parce que nit mun naa sax rôle vérificateur en fait. d'abord mun na nekk d'abord da ngay vérifier seet ndax saytu ndax këyit yi lépp leer na loolu première chose la bu yëpp leeree yow rek notaire la loi jox possibilité nga def acte de vente ci bien immatriculé. mais damay gis généralement nit bu lay jaay même bu lay jaay terrain day ñëw ne la defal naa la acte de vente kon ça veut dire que ne acte de vente yooyu noonu ñuy joxe bu nekkee jënd ak njaay mi ngi dox ci ay diggante ñaari nit kon acte de vente boobu noonu légalul. non c'est pas que légalul mais acte de vente bi mun nañu wax ne commencement la. ok parce que loolooy tënk li ngeen d'accord mais ki nga xam ne nii moom rek la yoon permettre mu jël kër gi nga moom dindi këyit bi bind ko yóbbu ko domaine fi nga xam ne nii conservation fi nga xam ne nii foofu la ñuy changer tur yi lu kooku notaire rek moo ko mën a def donc kenn mënu laa jaay jox la këyit ku nit jaay jox la këyit parce que nit mënul nekk juge et partie mënuma laa jaay ba pare jox la këyit loolu mënul nekk il faut keneen kuy intervenir te keneen kooku notaire dong la mën a doon. donc ça veut dire que kuy jënd warul directement joxe xaalisam dafa war a jaar ci notaire déposer foofu xaalisam pour après ñu mën a defar këyit yi. loolu la sax te loolu moo gën a wóor parce que bu fekkee ne yow da ngay jënd loo xam ne nii jël nga xaalis bi jox ko borom xëy na sax borom mun ki lay jaay mën naa bañ a nekk ku malhonnête mais mën naa bañ a xam parce que nit lii tax sa kër am hypothèque situation yi dafa bëri. exemple bi ma la mën a jox moom mooy mun ngaa am boru impôt yow xamuloo ko nguur gi jël sa kër def ci hypothèque parce que boo ko ameelee impôt am na droit hypothéquer sa kër te yow sax doo ko xam donc yow nga dem bay jaay jël kayit nit ki bindal ko jox ko kayit gi bu ñëwee ba ci notaire bi ñu vérifier ne ko ah attention kii kat lim la jaay dafa am hypothèque te hypothèque bi day tere mutation day tere ñu mun a jël terrain bi def ko ci sa tur wala bu ko terewul tamit kenn amul intérêt di jënd kër goo xam ne nii dafa hypothéqué loolu moo tax toujours daal li ñuy wax nit ñi moom mooy nañu ñëw ñu vérifier leen bu ñu ragal suñu cabinet yi. mais justement yaa ngi ñëw dugg sax ci question boo xamante ni c'est-à-dire que ñu bëri dañ koy posé wu ci mbirum accessibilité ci wàllum notaire yi est-ce que jotul tey jii nii yéen notaires yi ngeen gën a ubbeeku pour askan wi gën a mën leen a ñeme pour aussi luy jëm aussi ci njuuj njaaj ci wàllum suuf ci wàllum njaayum kër mën a aussi wàññeeku parce que seen rôle la. absolument loolu moom dëgg la mais xam nga nit ñi dañuy ragal effectivement li nga wax dëgg la dañuy ragal mais ragal boobu jaru ko parce que préjugés yi ñu am ci notaire bëri na dañoo cher. dañuy taxaw ci cher boobu noonu mettre ay section tey aujourd'hui booy jaay par exemple immeuble 100 millions te notaire bi ñaata la ci am. notaire bi li mu ciy am sax daanaka bëriwul c'est vrai que taxes yi mun naa wax ne cher na parce que notaire xam nga rôle am du rek jël xaalisam mais day jël xaalisam jël xaalis bi nga xam ne nii moom la nguur gi moom mooy les taxes et les droits donc loolu notaire bi moom moo koy collecté
pour dem reverser ko effectivement notaire bi am na si as tuut mais loolu taxul mu bëri en fait ñun li nit ñi war a xam également moom mooy ne notaire bi fixé wul moom ci boppam li muy fayeeku xam nga notaire mooy métier boo xam ne ni lu acte booy def lépp li nga ci war a fayeeku nguur gi moo koy wax moo tax dañuy aaye waxaale dañuy aaye wàññi dañuy aaye yokk xam nga bu fekkee ne nguur gi mooy fixé sa honoraire kenn mënul wax ne bëri na waaw bokkuñu ak yeneen profession non nguur gi nag moom faraluñu parce que temps yi yëpp seetlu ngeen ne vraiment ñoom def nañu effort ci seen wàll parce que wàññi nañu quand même taxes yi wàññil nañ ñu tamit parce que boo gisee projet bu pôle bu mel ni pôle urbain Diamniadio waxtaan nañu ak ñun ba nga xam ne nii defar nañu forfait boo xam ne nii mutation yi ñu fay def yëpp ci 150 000 la honoraire notaire bi gis nga voilà da ngay xool par exemple bu fekkee ne vente boo xam ne nii mi ngi toll ci 10 millions par exemple prix bi 10 millions notaire bi waroon na cee am lu tolloog ay 450 000 bu ñu nee wàññi nañ ko ba 150 000 xam nga wàññi nañu 350 000 xam nga loolu dafa bëri def nañu effort parce que xam nañ ne ci dëkk bi la ñu bokk bu président xalaatee def effort bu mel noonu ñun urbain ak bu Lac Rose pratiquement pôle urbain yëpp ak yeneen logements sociaux yi ñun également dañu war a def effort donc pour revenir ci cheraay bi du problème parce que sécurité amul njëg nit ñi dañuy wax toujours naan damay jënd kër mais du ma fay frais damay xaar ba ci kanam parce que dafa cher li ma leen di jox misaal toujours moom mooy nga jël sa xar yi cher yi nu ñu tudd bali bu cher nga jënd ko ba pare ne buum daa cher du ma jënd buum dama koy bàyyi mu traversé tali bi ñu mbëkk ko wala benn sàcc ñëw jël ko mais loolu la mais loolu la te léegi également li ma bëggoon a wax également yenn promoteurs yi parce que ñooñu également ñoom la ñuy liggéeyal toujours moom mooy ñu fexe ba kuy jaay c'est vrai que kuy jaay jarle nga bëgg mais soo jarlee na nga fexe ba ñaax nga dimbale ki nga jaay li mu jaay mu mute ko def ko ci turam am na ay promoteurs yu bëri yu fi nekk yoo xam ne ni dañuy am lotissement ubbi ko jaay ko ba mu jeex jël seen xaalis mais dañuy signer ay acte gars yi dem da ngay toog nit ki ci si boppam des fois dañuy ñëw ne la am naa muté naa am naa titre nga ne ko loo am mu génne la acte de vente nga ne ko yow muté wuloo donc te loolu également maa ngi siy gën a ñaax société nationale yi def promotion immobilière xaw ma ndax war naa leen tudd ndax publicité SICAP ak SNHLM ñooñu également ñooñu war a dimbale parce que rôle social bi nekkul rek nit ñi nga jox leen ay logement mais nga fexe ba logement yi ñu leen di jox mu nekk seen moomeel moo tax ñoom également war nañoo dugal politique boo xam ne képp ku ñu jaay nañ la obligé nga dem ci notaire parce que SICAP mënu laa jaay jox la kayit attestation la lay jox wala contrat ne la demal ci notaire SNHLM waxi nopp beneen exemple bi ma la mën a jox rek moom mooy Scat Urbam gis ngeen logement yu bëri yi ñu fi def yëpp terrain yu bëri yi ñu fi jaay mais Scat Urbam société boo xam ne nii pare na objet atteindre na ko pare na dissoudre nañ ko donc te ñi dëkk Maris foofu yëpp bu ma la mënee buggee wax ne la moitié ba yëpp amuñu kayit léegi problème bi mooy société bi la jaay bu ñu demee bañ dissoudre ko fi mu ne nii ci ay procédure la ñuy nekk pour seet naka la ñu leen di muteler yéeg wàcc voilà ñoom seen rôle social daal en plus de nit ñi ñu dëkkal leen nañ leen sécuriser parce que loolu bu ma waxee loolu nag dañ naan notaire dañoo bëgg ñu indi nit ñi def mutation mais sécurité juridique dafa baax ci dëkk parce que nit soo ko jaayee li nga ko jaay jox ko mooy mu jot ci dëkk ci jox ko ay kayitam mu nekk ci turam xamante ne yu leer la te wóor voilà je pense que c'est important mais aussi seen manière de communiquer parce que je pense que li ngeen def nii toog waxtaan seen émission sama kër war na mën a nekk tamit loo xamante ni da ngeen koy defal askan bi yëpp ndax seen liggéey peut-être ñu gën ko mën a comprendre que nit yi xam ne bu ñu amee yenn transaction yi ala kulli al il faut ñu jaar ci yéen maître Sow loolu moom dëgg la te loolu vraiment man en tout cas ci sama mandat placé naa ko ci signe boobu ci sama priorité yi la bokk parce que communication dafa baax nit ñi boo nekkee ak ñoom boo leen miinaleewul sa bopp duñ la ñeme donc te loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax ñoo ngi jëm ci ay journée porte ouverte yoo xam ne nii ñi dinañ ci travailler en collaboration am nañ yeneen vraiment mode de communication yoo xam ne nii dinañ ko jël parce que jamono ji moo ko laaj suñu métier c'est vrai que réserve la laaj parce que bu fekkee ne yow da ngay gérer ay secret de famille di gérer yoo xam ne nii dafa kii munoo taxaw toujours di wax et puis beneen affaire bi li ñu war a xam mooy également ñun dañ ñoo ay publicité c'est interdit gis nga suñu plaque yi ñuy def doo ci gis turu kenn da ngay gis rek ñu bind notaire mais doo fa gis turu notaire bi même plaque bi na mu war a yem yoon daf ñu koo wax pour dire que ne discrétion daal voilà daf ñoo tënk daal daf ñoo tënk mais nag tënk bi du problème pour ñun parce que ñun
mun nañoo wax ne fonctionnaire lañ ci benn côté ñoom la ñuy liggéeyal donc tënk bi il faut mu am parce que yoon ku ciy liggéey il faut nga jaar ci yoon. Maître Sow, je vais venir sur la question bi nga xamante ni moom mooy fâché la question bi nga xamante ni peut-être suñu mbokku téléspectateurs yi moom la ñuy xaar par rapport ak njuuj njaaju ñu nemmeeku ci wàllum notaire yi parce que da ngay dégg ay histoire yu bari ay faits yu bëri ñu koy wax ci rajo yi di ko reprendre ci journaux yi ne tel notaire wala tel notaire am na problème ak tel client ci ay transactions ak njuuj njaaj ci wàllum xaalis tey jii nii ñooñu am ñu jaajooy te ñu ñuy seetaan lan nga leen mën a wax. man li ma leen di wax rek moom mooy ne c'est vrai que avec médias yi léegi problème bu ndaw mën naa rëy mais bu fekkee ne ñun 51 notaires lañu te defe naa ne problème yooyu ngay wax. ëpp ci ñaar wala benn xam nga ne pourcentage boobu bëriwul c'est vrai que nit du am problème nga ko koy minimiser li ma leen mën a wax rek di leen rassurer moom mooy chambre des notaires du fal kenn ci ngay def lu dëng waaw loolu moom mënut a am dañuy protéger nag suñuy membre parce que ñoo xam ne nii la dañ leen a war a protéger parce que ku fekkee ne da ngay liggéey si wàllu yoon may na la yenn privilège yoo xam ne nii kenn mënut a jóg dal ci sa kaw kenn mënut a jóg saagal kenn mënut a jóg diffamer la mais nag loolu du tax ñun ñu jël làq nit koo xam ne di def naka sudul yoon. mais est-ce que si biir am na conseil de discipline boo xamante ni day teg ay daan notaire yi nga xamante ni duñu jaar yoon. absolument am na conseil de discipline boo gisee suñu texte bi nga xam ne ni charte bi nga xam ne mooy tënk suñu liggéey boo ko xoolee di nga ko gis am na conseil de discipline et même avant conseil de discipline ku am problème ak notaire ci biir chambre des notaires am na li ñuy ooyee syndic mooy médiateur la. c'est-à-dire que balaa ngay dem sax ci yoon wala ngay dem ci avocat ñun boo ñu bindee ne am naa problème ak tel notaire ñun balaa dara di xew dinañ ko oo moom mu expliquer ñu wax ñu nuñ demee ñu jéem a régler diggante bi li nit ñi di def nag moom mooy dañuy jóg rek dem ci yoon alors que notaire sax loi bi daf koo protéger ba mënoo koo jël rek attaqué ko yóbbu ko tribunal noonu mais yu bëri bon suñu mbokk ak notaire yi loolu la ñu xam tamit yenn ci notaire yi loolu la ñu xam tamit bay abusé wu yenn saay ci mais loolu terewul sax nit ñi ngi def te parce que wax nga fi léegi ne que ñi ngi leen ñaa ngi dégg problème yi parce que avocat yi sama mbokk avocat yi il faut ma sànni leen xeer tuuti même règle boobu noonu ñoom respecté wuñu ko donc ku ci am problème ak notaire da nga war a jaar ci chambre des notaires bind ne am naa problème ak dil ñu jéem ko arrangé bu ñu demee nag ba nga xam ne arrangé wuñ ko wala ni ñu ko arrangé neexu la nga door a dem yoon te même booy dem yoon am na fooy jaar da ngay bind procureur ne ko kat damaa am problème ak diw kooku autorisé la nga def sa ay poursuite mais loolu yëpp bon gars yi duñ ko def mais en tout cas daal ñun on n'est pas au-dessus de la loi vraiment te képp koo xam ne nii def na loo xam ne nii naka sa dul noonu la buñ ñu bindee dinañ ko wax yu ci gën a bëri nag du sax problème mu njuuj njaaj mais incompréhension lay doon. mooy problème communication bi ak tamit ñàkk xam lan mooy rôle notaire parce que su ma waxee sànq ci affaire jaay ak jënd ñun li ñuy def moom mooy defar kayit yi yóbbu ko conservation man depuis bi ma nekkee présidente chambre des notaires yi ndaw yi tax ñu may jot a bind moom mooy kayit bi dafa yéex sama titre dafa yéex mais notaire du defar kayit. conservation ça c'est l'administration donc problème yi ci gën a bëri mooy dem naa bu yàgg jotuma sama titre foncier nangam donc dañuy waaw neel notaire bi fay naa ko boo waxee nga ne man yóbbu naa dossier bi conservation ñu ne la man fayuma conservateur man yow notaire laa fay xam nga tamit loolu problème la moo tax également il faut ñoom tamit suñu mbokk fonctionnaire yooyu ñuy gën a dimbale voilà parce que affaire bi chaîne la su fenn tagee rek ca ka nekk ci début ba la ñuy attaque ka nekk ci début ba nag mooy notaire bi parce que ñun la ñuy njëkk a gis te derrière ñun am na liggéey chaîne bu gëri bu nekk ci ginnaaw boo xam ne nii ñun ñooy dem di ko saytu di ko topp mënuma la wax logistique yi nga xam ne nii moom la ñuy déployer boo defee vente ba pare pour topp ci derrière pour seet fan la toll bu fekkee ne titre boo xam ne nii benn la woon ñu war ko xar ñaar wala ñett wala mu nekk lotissement bu mag nga xam ne ci benn titre foncier dañ cee war a créer yu bëree bëri xam nga loolu liggéey bu bëri la voilà l'essentiel daal li ci am importance mooy li may wax toujours nit ki boo xasee ba ñëw ci notaire ba mu defal la sa kayit enregistré la jox la kayit bu tudd état de droit réel état de droit réel mooy kayit bi conservateur di bind pour wane titre bi kan moo ko moom ak ndax am na hypothèque wala amul hypothèque xam nga loolu bu ñu la ko xasee jox rek même boo jotul titre bi war ngaa xam ne yow yaa ngi ci sécurité. en tout cas yaakaar naa ni leer na ci bopp ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan juste une dernière question parce que xam nga maître suñu diggante ak Banque de l'Habitat du Sénégal Banque de l'Habitat du Sénégal moom mooy sponsor officiel bu émission Sama Kër ñoom ak waa Sococim Industrie yéen tey ji notaire yi ban liggéey ngeen am ak waa Banque de l'Habitat du Sénégal. waaw Banque de l'Habitat moom mun naa wax ne ñoom suñu relation ak moom relation bu privilégiée la
parce que dëgg ñi ngi liggéey ci immobilier te immobilier moom kenn mënu cee yëngu te jaarul ci notaire te ñoom dañuy financer nit ñi dañuy financer social dañuy financer sax ci yeneen standing yi ak yooyu te nit boo koy financer boo nekkee banque dangaa soxla sécurité parce que soo jëlee nit di ko lebal xaalis pour mu jënd kër li nga war a def moom mooy fexe ba kooku kër gi nga ko lebal xaalis bi mu jëndee ko kër te donc pour mu leer na ne jënd na il faut mu dem ci notaire mais yow mi ko lebal tamit dangaa soxla garantie moom mooy banque bi bu la lebalee nga jënd kër dañoo war a jël kër gi hypothéqué waat ko pour banque bi ñun liggéey boobu la ñuy def ak banque de l'habitat c'est-à-dire tey boo amee crédit ne damaa bëgg fait demander crédit ne da nga bëgg a jënd kër dañ lay laaj promesse de vente d'abord parce que il faut nga joxe promesse boobu notaire moo koy def boo demee ñu instruire sa dossier ba pare bind notaire bi ne ah man kat banque de l'habitat d'accord naa pour lebal Dieynaba 100 millions pour mu jënd kër defaral kayit yi mutuelle jëlal suñu garantie bu boobaa banque bi ñun sax lay jox xaalis bi waaw parce que banque buy financer du jël xaalis bi yow jox la ko daf ñu koy jox ñu jëndal la kër hypothéquer ko ba nga xam ne banque bi dina am sécurité ki nga xam ne également moom la ñu lebal dina am sécurité jot këram bu fayee ba mu jeex tamit banque bi jox ko li ñuy ooyee attestation de mainlevée mu ñëw ci ñun ñu dindi hypothèque bañ defoon ci kër gi mu moom yi fa mu lew ko doom voilà liggéey boobu daal la ñuy def ak ñoom. kon Banque de l'Habitat du Sénégal aussi lëkkaloo bu mu am ak Chambre des notaires du Sénégal lu war la ndaxte dafa nekk banque boo xamante ni mbirum yoon lay topp donc benn disons liggéey bu lalu ci ay stratégie ngeen di liggéey ak Banque de l'Habitat. absolument liggéey bu lalu ci stratégie li nga wax ak liggéey bu jaar ci yoon te vraiment maa ngi si profiter pour remercier leen ñoom remercier le directeur général Bokar Sy bi nga xam ne nii vraiment lu chambre des notaires di def nag mi ngi si taxaw loolu moom vraiment mi ngi ci suñu gannaaw toujours ay partenaires lañu. que domaine bi ñuy liggéey moom mooy dañu nekk ci social ñoom ñooy financer pratiquement presque tous les fonctionnaires ba pare également ñoom daal vraiment suñu ay partenaires lañu daal vraiment suñu du far nag du far mais suñu partenaire lañu. kenn du waa Banque de l'Habitat du Sénégal ci nga xamante ni ñu ngi koy dimbali askan wi ngir ñu mën a jot kër ci ay anam yu wóor surtout lëkkaloo ci ak Chambre des notaires du Sénégal maître Aïssatou Sow vraiment maa ngi lay gërëm di la sant ci dalal bi ci leeral bi mais surtout ci ni nga faram-fàccee liggéey bi nga xamante ni yéen a koy liggéey au niveau de la Chambre donc des notaires du Sénégal vraiment maa ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm man tam Dieynaba maa ngi lay gërëm vraiment te di ñaan ñu amaat yeneen rencontre pour que li nga wax conseil bi nga ma jox moom mooy ñu gën a communiquer ñu def ko maa ngi gërëm ñëpp di gërëm nag également sama confrères yi ak sama conseillers yi nga xam ne ni ñoom ñoo ma wóolu ba teg ma ci tetu chambre des notaires di ñaan li ma waxoon rek ci njëlbeen moom mooy yàlla bu seen yaakaar tas voilà maa ngi lay gërëm vraiment di la sant. merci maître Aïssatou Sow moom moo jiite notaires yi chambre des notaires kon du Sénégal dégg ngeen li mu wax jëmee ko nag ci transaction yi li mu wax nag leer na nañ kon képp kuy jënd njaay ci wàllum suuf wala ci wàllum kër dem leen seeti notaires yi ñu waxtaan ak yéen teg leen ci yoon ba ëllëg ci biir doo leen am benn njuuj njaaj wala doo leen am dara lu leen naqari ci mbirum njaay mais maître Aïssatou Sow dañ lay tàggu nag ak publicité bi nga xamante ni moom la ñu indi pour Sococim Industrie te buñ ca paree ñu dem xooli élément Sococim bi nga xamante ni indi nañ ko gannaaw gone yi nga xamante ni ñu ngi leen doon jox ay raaya maanaam gone yi gën a xarañ ci Tëngéej ak la ko wër. lii mooy fukkeel ak juróomi édition bi ñu fiy dajee pour sargal wala gërëm ñi nga xam ne suñu doom yi nga xam ne ay jàngkat lañu doomi personnel Sococim ak doomi yeneen i école Rufisque ak ñi nga xam ne tamit fas nañu yéene jagleel leen ay bourse pour ñu mën a jàngi enseignement supérieur nekk ay cadre supérieur delluwaat mën a jiite réew mi mën a jiite dëkk bi mën a jiite ay entreprise yu toll ni Sococim loolu nag buñ ko waxee ba pare dañuy gërëm enseignants yi nga xam ne ñoo leen téye di leen jàngal di ànd ak ñoom octobre ba mois de juillet di ànd ak ñoom di leen tete di gërëm yaay yi nga xam ne ñooy njëkk a yeewu fajar ànd ak doom yi di leen tete di aussi di leen jàppale di jàppale góor ñi parce que ku ñu jàppalewul sa kër ci mbir yu ni mel pour nga dem liggéey ñëw toppatoowaat yenn yi dina jafe tey jigéen ñi dañuy liggéey comme ñun bariwul tey kër boo xam ne jigéen bi du xëy comme góor di liggéey parce que tey ñëppay liggéey kon nag bu fekkee ni
sëf nañu leen aussi lu mel ni yar suñuy doom yi di leen teetee di ànd ak ñoom ba ñu gis ci ay résultats yu baax vraiment dañ leen ciy gërëm kon nag jigéen yi gàcce ngaalaama yéen yaay yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. mbokk yi sànq waxoon naa leen ne danañu tëjee émission bi ak benn jigéen bu jàmbaare bi nga xamante ni dafay rek daal di liggéey ci lu jëm nag ci wàllum cuisine mais aussi ci wàllum carrelage mu koy jëlee kon ci dëkk bii di Italie pour ñëw indil leen ko yéen waa Sénégal ay cuisine yu mucc ay cuisine yu baax yi nga xamante ni sur mesure la ci loolu nag dañuy ànd léegi ak Aïssatou Diop mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ni waa Ay Salam ñu ngi ko indi fii ci Sénégal. comme ni leen ko Dieyna ba waxee ñëw ñu fii ci Ay Salam di leen présenter suñu cuisine yi nga xam ne c'est des cuisines venant d'Italie nouveau innové et puis c'est équipé c'est des cuisines équipées am na gaz et puis am nañ aussi ay meubles de rangement yoo xamante ne ni lépp loo bëgg a ranger fi ngay def sa poubelle et tout mi ngi nii ci suuf ça aussi bu fekkente ne da nga raxas fi ngay teg say plat et tout et puis am na aussi beneen côté boo xam ne mooy meuble de rangement bi fi ngay def say affaire ci tourne nga def sa yëpp yi nga xamante ni moom nga bëgg a ranger fii après nga tourné waat ko nañ fi nga tëj am na four bi nga xam ne aussi four bi c'est incorporé mën na def en même temps micro-ondes te kër gi du xeeñ du def dara bii frigo side by side la. waa cuisine yi li tax ñu war ko taamu mooy parce que cuisine yi dafa nekk cuisine yoo xamante ni mooy nouvelle génération léegi ñu ngi ci cuisine yi nga xamante ni nouveauté la lépp da ngay am lépp ci biir day mel ni sa meuble de rangement boo yoree sa kër c'est comme mën na nekk sa salon parce que da ngay am table bi en même temps boo bëggee waxtaan soo bëggee lekk lépp fi nga koy defee en général mën nga sax bañ a utiliser sa salon parce que c'est des choses yoo xamante ne ni c'est très joli te ko fi indi toog ak sa gan di nga am lu la neex ci sa xol. waaye li avantage yu intégrer cuisine ci sa salon te du xeeñ parce que hôte bi mu àndal moo tax dafa am hôte boo xamante ni mooy lii booy togg odeur bi yëpp da koy xëcc aspirer ko génnee ko ci biti loolu moo tax yow sa salon doo ci am benn problème du am benn xet. dañuy def cuisine sur mesure sa kër sa appartement lépp loo bëgg mën na ñëw de jëlal la sa mesure defal la sa devis nga tànn cuisine bi nga xam ne moom nga bëgg ñu liggéeyal la ko en 40 jours daal di lay livrer. léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg am seen nouveauté cuisine yu nouveau yi nga xamante ne nii moo xew mën ngeen woote ci numéro bi ci suuf ci fii ci Ay Salam sur la route de l'aéroport boo leen ñëwee loo leen bëgg rek loo leen choisir couleur boo leen bëgg ñu defal leen ko avec des prix abordables fii ci Ay Salam moom jàmm ak salaam rek ngeen di am ci seen biir waañ lépp a xéewale. alors gis ngeen li nga xamante ni moom la soxna Aïssatou Diop indi ci ay cuisine yu baax yu mu rek daal di jëlee foofee ca Italie mais aussi lépp jëm ci waaru carrelage ak yi ni mel ngeen ñëw seet si waa Ay Salam ngir ñu ànd ak yéen ci ay prix yu xéwale gis ngeen cuisine fi ñu taxaw tey jii ngir jeexale émission bi cuisine yi nga xamante ni plan de travail bi marbre la mais aussi ay bois de qualité ak lépp luy matériel électroménager ñu mun ko incorporer ci biir cuisine yi ngir rek daal di am kon équipement bu mucc ayib seen biir kër yi mu nekk kër boo nga xamante ni yéen a ko tabax wala biir appartement yi kon ñëw leen seet si Aïssatou Diop ci Ay Salam kon mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci sama këru tey jii gërëm bu baax ka jiite notaire yi fii ci Sénégal di ngeen ni mu wax kon ci notaire yi seen njëriñ mais surtout notaire yi nañuy liggéey Banque de l'Habitat du Sénégal nekk partenaire émission sama kër mais aussi waa Sococim Industrie li ñu rek daal di indi ci prix d'excellence foofee ca Tëngéej ak la ko wër ak soxna Aïssatou mi nga xamante ni moom mooy indi cuisine yu baax yi di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futurs Médias ba léegi di gërëm team bi ma àndaloon di team sama kër Alioune Diagne moo féete woon kon ci caméra bi moom ak Mor Xarma mais surtout Nourou Wane li nga xamante ni moom monté émission bi jaa ngeen jëf ba beneen yoon.